Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo. Ça fait presque 3 mois ou 3 mois et quelques qu'on n'a pas tourné. Depuis février jusqu'à mai, parce que commencé nañu mooy vidéo épisode léegi. Mais lu nga ko defoon maanaam pour yéen ñu gën a xamal pour gars yi bañ a ennuyé wu seen kër yi wala yooyu noonu. Comme vous l'avez vu ci miniature bi. tey yi ñëw pour waxtaan yéen ñu gën a xam comment s'est passé nos études Sénégal vie sociale bi ci yeneen ak yeneen yi ñu fa meloon nag suñu xarit ñu fi amoon yooyu yëpp ak tamit bu ñëwee fii tamit fii lu mel ak yooyu yëpp yéen ñu gën a xam. Parce que parfois les gars ils confondent que les gens vivent bu ñuy dund Sénégal bu ñëwee fii nii rek day changer quoi. day changer complètement ndax si boo xoolee peut-être oui mais. boo xoolee ba xool tamit affaire yi bokkul. ndax tamit dañoo wax Sénégal wax fii ambiance ba am Sénégal ak yeneen yu ko amul fii. fii sax gars yi ñu ngi commencé def effort am na yu bëri yoo xam ne ñu ngi commencé am fii nii am na yu bëri yoo xam ne ñu ngi koy def fii maanaam boo waxee ay xew gars yi ñu koy def fii am na ay tatanibéer yu ñu fiy def wër na yàlla yëpp am na fi fii ba bëggee cere ñu génn am na fi jaay cere. Mais de toute façon comme par exemple weer bi parfois day dégg Sénégal lu la wooye ne nekk na foofu bàyyi la weer ak yooyu mais fii nii man je me dis que weer bi yow boo toogee yow kese. boo ko miinee rek après doo am benn. non booy soog a ñëw day métti ci yow. booy soog a ñëw si. soog a ñëw day métti ci yow. gars yi Dakar sax lañ lay tuddee. non Dakar ngay doon. te man booy soog a ñëw fii noonu woon. ana Dakar bi mais Sénégal moom mi fay nekk moom études yi man ba may nekk foofu noonu man sama kaa laay njëkkee études yi neexoon na ci man ndax maa ngi woon foofu noonu ak sama yaay premièrement la ma fa nekk sama yaay yooyu moom mi ngi ma doon encadré li ma bëggoon lépp ci études yi mi ngi ko ñu jéegool di porte bi moo frappé noonu li ma bëggoon ñëpp ci études yi mi ma ko doon defal mi ngi ma doon jàppale ci école yu baax yi laa doon jàngee mi ngi doon xool samay leçon da doon jaar suñu école lépp da ko doon def lépp rek ngir bëggoon ñu nekk ci ay conditions yu baax lu bari nag def na ko lu bari def na ko pour ñu jàng pour ñu am éducation bu baax yooyu yëpp loolu tamit mënuñu ko cee fay. waatu fii laa juddoo. si. ba ma amee un an ay demi yooyu noonu si laa dem Sénégal. sama papa benn ut nii sama yaay ma jël ma rek këf ma yóbbu. bàyyi Sénégal. non mais ba ma yóbbee en fait man dama ñëw rek xaw ma la dama ñëw rek bokk jàppal bàyyi. temps yi noonu foo ci suuf ci mbedd mi. waaw gis nga je me rappelle grand-mère day ñëw sama ne non bu ko indi rek bu leen ko indi Fall moom inspire ni moom ah. xaaral la yooyu merci inspire maa ngi sama frère bi donc bu leen ma jox Fall de nouveau quoi donc. léegi man ma ñëw xam nga ñëw rek bokk. mais yow vie sociale foofu nu mu demee maanaam vie bi yow famille bi foofu noonu. non vie bi moom c'était super moom franchement parce que tamit xam nga man sama yaay dafa teel a tukki. mais terewul man ba ma demee foofu miin dama ñëw rek miin je me rappelle grand-mère sax daf may naan courant day coupé sax ngay teg ay paroles italien jàppal baay. non mais vie bi moom franchement foofu moom neexoon na trop parce que tamit xam nga ngay xëy suba di fo di jouer ak sa gaay nii ba pare yow xam nga. gaay dafa neex ak tamit koñ bi ba pare kër gi nekkoon tamit yow kër gi presque ñun ñëpp fa nekkoon. après vers la suite le gars yi doon commencé kii day voyager. ñu toogaat 1 an 2 mois. parce que ñun boo xoolee kër gu ñu njëkkoon a dëkk ñun ñëpp ñoo fa nekkoon. frère mi cousin mi kii famille yëpp a ne. après je me rappelle je pense 2003 la ñu dem faire la ñu troupe dem Guédiawaye. Fidmi foofu tamit gars yi di leen bëgg bu baax a baax. maa leen di bëgg bu baax waa Fidmi franchement man awma seen fay. foofu tamit ñu dem rek bokk mais man foofu nekk naa fa. mais sama mag yi ñoo fa gën a kii mais man. am naa fay xarit yu ma fondoo. maa leen nuyu de passage xam ngeen. tu vois am na ñu ma fondoo foofu vie bi neexoon na foofu xam nga après du coup 2005 sama papa décidé tu vois xam nga sama papa dafa nekk koo xamante ne dafa gëm tu vois dafa xam nga rek Sénégal ñëpp ay. maanaam dafa nekk pays boo xam ne religion bi dafa am importance. te léegi nag moom mu décidé yóbbu ma daara jàng si la ma yóbbee ma tamit ma nekk. jàng na alxuraan de. ñu gisee jàng na alxuraan bu baax waa. ñu dem daara xam nga. man ak gars yi ñoom Lomfor.
yéen maa ngi fàttaliku temps yii ngeen jóge daara yow di ñëw temps yii sa maam bu ñëwee bu leen di sang yow Fallou. loolu daj yu amul yàlla lu nekk daje mais xam nga loolu si live la boobu te man ins bi nii man rëccu ma ko daal parce que si lépp rek xam nga buñ la gisee rek yow ne xam ne kii yow nitu kii nga daal. bu pare def nañ ci yow ndax tamit ñun dañuy remercier suñu yaay yi tamit. ndax dañoo defal éducation boo xam ne surtout suñu maam yow moom dundal lu bari. ñu lay remercier maam dundal lu bari ñu lay remercier bu baax a baax ndax jàpp nga ci mosuñoo xiif mosuñoo mar. pain chocolat. pain chocolat yooyu yëpp mosuñoo xiif mosuñoo mar suñu maam ñu koy gërëm bu baax a baax bu ñu jógee foofu nag après. deuxième partie moom ci voyage bi la ñuy wax boo xoolee moo nekk suñu premier voyage. waaw moom lañ njëkk a dem léegi yow sa premier voyage yow nu mu demee ak yow noote ba xam ko ak yooyu yëpp quoi yow. alors man sama premier voyage man de pour dëgg daf ma bett. ban année la woon. 2015. 2015 moom waaw. yow man tàgguma la sax donc mooy loolu. en fait je me rappelle. affaire da lay bett. dama doon jàng période boobu maa ngi doon jàng boobu Ouest Foire laa nekkoon. sama bàjjen moo doon yar sama rakku papa. moo ma doon yar tout ça. et en même temps ma doon jàng école aussi ba may doon jàng école dans un certain moment. sama yaay woo ma tu vois ne ma après da ngay ñëw parce que. boo xool xam nga fi danaa gis jékki-jékki sa benn frère ñëw. benn cousin te cousin yi ñëw yow sa xel bi yëpp day nekk fii quoi. yow da ngay bëgg loo bëgg du lu ñëw mais doo xam lu fi nekk. waaw doo xam man nag man fee man Sénégal mosuma am problème ci école beeg yooyu noonu ma commencé di jàng ba troisième ma war a BFEM. gars yi nag foofu la ñu waxee ne ma. maanaam da ngay ñëw fii nii. mais à une condition nga lijjanti BFM bi pression nag commencé yi jug nag ci man. pourtant nag période boobu ñu ngi fa wax Facebook man ak yow. maa ngi naan foog nga dagg ko. ñu ngi wax période boobu noonu ñu ngi wax Facebook mais man boo xoolee sama école. kenn moo ko fa xamoon mën nañoo wax muy Mika maa ngi koy béggee Mika yow moom frère nga Mika moom. chaque instant maanaam bu ñu toogee école amuñu lu ñu def day ñëw wax day ñëw di wax ak ñun. def leen nii def leen nee. moom chaque instant dama doon rappeler ne ma da nga war a jàng dagg BFM bi ndax. dañuy naan yow da nga war a jàng. parce war a dagg ndax que avant tout da nga am opportunité ba pare sa parents yi si yow la ñoom yaakaar. waaw mooy loolu noonu. jàngal xam nga mooy loolu life bi noonu. ay gars yi teel a. gars yi gis nga vidéo boobu noonu xaw ma dal. ma yuuxu sama numéro la ñu yuuxu 222 xaw ma 224 maa ngi fàttali numéro bi. 224 neex na de. 224 léegi ma dugg yow ci suuf bi yow. suuf laa dugal sama boy boo yëpp ñëw tamit sama waa koñ ñëpp ñu àndal ñu. sama waa koñ fee Malika maa ngi bëgge ñëpp ñëw booy ñëpp ñëw ànd ak man jour fa laa dawee école bi laa dawee ba suñu kër dem pour gis sama bàjjan. ndax kooku tamit amoo fayam sama bàjjan la vendredi sax dañ waroon départ. vendredi bi yow maa ngi dem julli ji de mais li may julli sama xel mi yow mi ngi naan après man dem bi. man julli ji ajuma bi yooyu yëpp ñëw ranger bagage yi dernier réglage yi. ay 22 et 23 heures ñu départ. mais oui ba. bagage yi. non bagage yi pression am booy doo xam la war a yóbbu. doo xam bagage yi valise yeeg seritier yeeg yëf yi yeeg. booy lu nekk maire yi booy ñu lay yóbbate ngeen yooyu yëpp booy affaire yu graaw bu ñu départ 23 heures ñu départ booy xam nga man fela voyage ñu koy wax te Blaise Diagne. waaw. ñu dugg jam ñaajo booy ñu dugg jam ñaajo bi waaw Léopold ñu dugg jam ñaajo bi rafet affaire oto bi di daw bu dugg ci aéroport bi booy ñu dem ba ci porte bi wàcce valise yi booy première fois booy ma jël booy may buuf valise booy pour dugg biir aéroport pour voyager booy may sentir loo xam ne sama yaram ak sama papa ñu ànd ak sama rakk bu jigéen bi ñu dem enregistré bagage yi war a toog xaar heure bi jot. si boobu fii laa toog sama je me rappelle sama yaay moo ñëw ne ma Malick day ñëw ma ne ko lan fii kon de yëf yi gën a clean bàyyi mooy loolu. bu gën a neex ñu pare la jënt loolu yëpp ba vol bi war a départ ñu dugg ci vol bi presque def nañ ci biir rek sans mu départ ñu def nañ ci biir presque 2 heures de temps xaw ma 5 heures du matin ay 5 heures 30 yooyu vol bi commencé départ booy. ma soog dugg avion 5 heures 30 du matin. waaw ma soog dugg avion booy. mais noo dundee.
yéeg bi. non moom laa expliqué. dugg avion booy bi war a booy def contour bi nii war a tegu ci piste bi. mais non réagir. war a dem non nii laa def sama rek bi faatu. balaa avion bi départ moom tëdd na nelaw moom. wala ma toog rek man ci wetu hublot bi laa nekkoon nii. may xool rek man boobu bu moom dara raw ma may xool ci xool. avion bi daw di daw ba daw allure. duma def ma tafu gain ma tafu sama yaram bi sama fi daan tëf mais bu mu ko wane nag xam nga rek mooy loolu noonu tëf affaire bi dem ba commencé tiit nag Sénégal noonu que booy Sénégal ni mu rafetee booy lamp yëpp tàkk affaire bi di daw ba xam ne nag xam ne fii affaire bi passé na Sénégal mi ci yeneen dëkk yi. dëkk bu rafet la ñu am nag. mooy loolu noonu léegi nag hôtesse yi commencé ñëw am hôtesse yi ay italien yi laa ko yooyu noonu. waaw xam nga surtout avion bu ñu mbiri jaana bi man xaw ma ak lu mu demee. man mii nii di wax ma ñëw rek ma ñëw xam nga li ma tegal. sama papa lañ laaj sama papa wax ma ñaari plat la ma wax. ma ne ko na ma jox plat bi mu njëkk. daa am kuñ ma boole la. que ba pare après naa la expliqué mu ñëwee fii sax police da ko kepp parce que dafa amoon problème xam naa bon peut-être daa répondre mal policier bi. non c'est que dëgg bi dafa xaw a métti tamit benn côté bu waa mooy loolu noonu. la comprendre léegi nag ñu dem ba suba si noonu. affaire yi heure yeewu ci xam gars yi da lay soxla sànq ma yeewu ni xool booy paysage bi ñu xam tout de ci des pour ñu accès. waaye loolu neex na de man mii ngi départ 15h 23h ma yegg si fii. yow ko gisoo dara booy nit kii. affaire non mais man moom ay 21h yooyu noonu non ay 18h gis non genre ba may ñëw. gis naa côté Sénégal noonu. gis désert yi ak yooyu benn heure ngay gis après benn heure bi day dem quoi. mais avant may yegg si fii moom gis naa aussi map bi quoi genre carte bi gis naa ko ak yooyu noonu donc mooy loolu. man affaire bi ñoo ñëw fii rek. ñu wàcc. bopp bi métti wala. non dañoo wàcc rek yow. ba ma génnee laa soj man déjà commencé naa am feebar ndax moo tax ndax xam nga laa fi ñëw août laa fi ñëw août day tàng. climat bi bokkul dafa tàng parce que Sénégal climat bi ngay dund foofu. ak fii climat mën na dem ba 45 degré. mooy loolu. Sénégal bon fu ñu nekkoon 23 24. métti ndax géej gi moo taxoon yooyu noonu. waaw mais fii moom temps bi day wane boobu man ba may ñëw man dama ñëw ba ci suba si rek mu taw. waaw gis nga parce que avril fii. waaw avril mooy loolu day taw yooyu noonu. xalaat affaire boo ñëwee ba xam di nga ñëw ba xam doo ñëw jékki-jékki ñu ne da ngay ñëw. mais Fall ba nga ñëwee wéetaay bi noo ko dundee. non bi ma ñëwee man lii xaw ma ko woon. xaw ma affaire ay wéetaay yi xaw ma ko man Instagram laa doon fanaan ak Facebook non Facebook sax laa doon fanaan. sama booy yooyu noonu Instagram kii wul woon noonu. Instagram bi ñu xamuñu woon yooyu noonu Instagram bi xamoon nañ ko mais nekk ñu soon lu bari noonu. booy ma ñëw rek benn photo laa dugal rek sama booy yëpp commencé booy yëpp commencé jël sama numéro téléphone ma commencé di wax ak booy noonu la demee wéetaay bi man sax yëgu ma ko woon bu baax mais vers la suite bu gars yi xëyee dem liggéey yow nga dafa yow ak sa kase ngay xam ne fii nag moom mooy loolu. ah man maa fa daan ñëw de parfois nii. waaw yaa fa daan jaar yooyu noonu mais gis nga noonu la voyage bi demee. non live bi moo mel noonu parce que. live bi noonu la mel léegi gis ngeen de ñoo ngi nii. ñoo ngi jàng fii mooy loolu après. mais école bi noo ko dundee yow ba nga ñëwee. non école bi ma ñëwee amu problème ndax premier jour bi. dégguma lu ñuy wax bonne journée laa xamoon ak waaw bonne journée ko laa xamoon. ma ñëw dugg ma sama salle. mathématique nga xam ne kenn ko jàngal kenn mathématique ma jug prof bi bind ñaari exercice de bind fii ak bu Sénégal bokkul. non bokkul mais boo xoolee am na ñu duróole mu bind mat bi nii ma jug dem toj ñaar yëpp booy na si di ma xoolaat quoi prof bi moom affaire yi commencé na ko jaaxal yooyu anglais tamit noonu noonu ndax amul problème Sénégal dama ko doon jàng yooyu noonu non même man noonu la demee moo tax léegi gis nga de man mi tamit pour école aw problème de vraiment xaw ma la dama ñëw rek man dama ñëw rek genre dama ñëw avril xam nga fii juin lay tëj. waaw juin lay tëj. donc dama ñëw avril. toog ba un certain moment père na ma foog ñu régler wàllum école bi. léegi ma commencé am avril laa fi ñëw avril mai ñaari mois yooyu noonu même juin sax terewul ñu tëj mais ñaari mois yooyu jàng naa tuuti. jàng ak yooyu noonu. donc après vague yi. langue bi mooy xaw a métti rek mais boo ko miinee rek jeex na ko. vague yi si lañ commencé régler les choses ak commencé nga gis gars yi di am ak rendez-vous ak prof yi ak yooyu noonu. après man commencé comprendre lu bari sax. 2016 laa commencé. jàng dëgg laa commencé jàng dëgg parce que fii décoré na kii naa fi bac non BFM staf. def na BFM BFM teg sama
donc 2016 laa commencé sama première supérieure tàkk ba ainsi bi nii maa ngi 4e donc déwén incha allah war a bag bi laay door bag bi incha allah. incha allah day baax de gars yi def ñaan rek. mooy loolu. waaw loolu la woon mais noonu la demee woon ñu waxoon ni mën nañ koo partager ak yéen mu doonoon benn expérience bu neex expérience boo xam ne moom dara daaw ndax boo xoolee ba xool rêve la woon lekk rêve bi doon na réalité instant bi bëgg nañoo def leneen bëgg nañoo voyager feneen à 2 wala ku nekk solo xool yeneen dëkk yi xool yeneen univers yi. non te loolu sax mooy am sax parce que yàlla bu la mayee. benn opportunité rek dina am yeneen yu ubbeeku ci web bi yooyu noonu dañ koy jéem a saisir rek. c'est juste que temps question de temps la laajte jox tout pour school bi. après lu ci des yëpp day mat quoi parce que nit ku nekk tamit danga war a xool sa futur dafa am solo. nit ku nekk aussi jàng bi nii xam nga di nga toog parfois nit ne la man de. man de Fall rëccu naa. lu ma jàngulee rëccu naa lu ma defulee formation wala yooyu noonu xam nga jaru ko. gëm leen seen bopp rek gëm ni lépp loo mënti gëm rek ci àdduna boo ci nekkee ba ci kanam ak kanam yàlla dina la ubbil bunt wala mu ubbi la leneen loo xam ne boo ci nekkee après beneen bunt nga ubbi wala moo ubbi la sax lu ko ëpp. lu ko ëpp léegi nag loolu lañ ñëwoon partager ko loolu la ñu waxoon li koy ñëw partager ko yéen. di leen jox rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ngeen liker commenter ngeen abonné wu partager leen à fond partager leen. ndax tamit moom yéen la fi am mooy loolu noonu ngeen partager ko. abonné leen aussi. waaw abonnement bi tamit day fay boo abonné leen abonné mooy